yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gise bi Macky Sall gise ak i ñooñam xëy nañu ko gis ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool ubbi l'Observateur keroog samedi ji weesu président de la République Macky Sall dafa dalal ca palais ba député yu Benno Bokk Yaakaar yi yéenekaay bi nañu teewoon ca ndaje ma njiital Assemblée nationale di Moustapha Niasse honorable député Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aminata Mbengue Ndiaye njiital au conseil collectivité territoriale doon it coordinatrice bu coalition Benno ak Tanor ministre du travail Samba Sy Jean Paul Dias maître Aïssata Tall Sall Ismaïla Madior Fall ak yeneeni ministre d'État ndaje ma guddoon na te yàgg ne 18h ba 20h waxtaan nañu ko ñaar fukki nit ak juróom-benn ñoo waroon a jël kàddu waaye bi ñu xoolee gis ne bu ñëpp waxee fa la ñuy fanaan ci la ñu wàññee orateur yi ba ci fukki orateur ak ñett président Moustapha Niasse mu njëkk a jël kàddu gi ba mu ca noppee jox ko honorable député Aymérou Gningue waaye moom daanaka tawati député yi la doon yeggee président Macky Sall xamal na ko ne li ñu baaxoo ci réew mi moo di ko fi ma safalub député dañu lay jox terrain maanaam ab pàkk waaye seetlu nañu ne muy 11e législature bi di 12e législature bi ba ci 13e législature bi amu ci benn député boo xam ne am na pàkk l'Observateur tax nañu bi leen président Macky Sall dégloo ñu wax ba sottal ci la jëlee kàddu gi xamal leen ne li ngeen ma jàmbat si dinaa ci taxaw rawatina mbirum terrain yi mu di pàkk yi dinañ ci jëmbat jiite ba nga xam ne gën koo yàgg fii ak fukki fan ak juróom di ngeen jot seeni pàkk nee na leen nit ñu booloo jàppante tey liggéey en équipe féddale na fet ak xaritom diggam ak Moustapha Cissé Lo mi ñu génnee ci bureau assemblée nationale bu yees bi journal Le Quotidien xëy ñu wax ci xëtamu njëkk li président Macky Sall wax ci Moustapha Cissé Lo nee na Cissé Lo sama gain la sama frère la te loolee dara du ko dindi la si ne kay ne ko yamu ca ne wax na leen nit ne man bëggumay remaniement ndax daf may xañ ay xarit le président Macky Sall wax député majorité yi la tribune ay ndénkaane maanaam i confidence la ko jàppe nee na leen maa xam li tax bëggumay remaniement bàyyi changement ndax ay noon rek la may wutal wax na leen nit ne réew moo dem ci àdduna bi majorité bi waru garam mooy gunge gouvernement bi ci liggéeyam premier vice président bu assemblée nationale bu yees bi di Abdou Mbow xëy na yeesal ay dëggam ci Vox Populi jëlal xët mu njëkku journal bi Abdou Mbow nee na président Macky Sall doxul ci ay caaxaan la mu newoon démb ak bërki démb ci la nekk ba tey mu di lu liggéey Sénégal gën koo ñoŋal waxi troisième mandat ji ñuy wax jëme ci Macky Sall honorable député Abdou Mbow ne loolee ay caaxaan la ay waxi kasaawa la yoo xam ne ñi koy wax rek la yitteel mbiri Ousmane Sonko honorable député Abdou Mbow ne na nuppalu ndax sénégalais yi am nañu matak waaye ak ñor gu toll ne duñu fekk koo xam ne lu mu la wax dara du ci dëgg bu nuppi ñu koy teg ci boppu réew mi boppu parti socialiste kan moo ko war a jiite gannaaw ba Ousmane Tanor Dieng faatoo journal yu bari ñu xëyandool xëy ñu xamal ne Serigne Mbaye Thiam taxaw na ngir doon secrétaire général bu parti socialiste maanaam jiite parti bi journal Les Échos nañu moo ko waxal boppam moom ministre eau ak assainissement dañu ko invité woon keroog ca télévision bii di 7TV ba muy waxtaan ak Maymouna Ndour Faye fa la waxee ne Aminata Mbengue Ndiaye ñoo ko tànnoon teg ko ci bopp parti bi waaye ngir intérim la woon intérim bu nekk dafa am fu mu yem jot nañu def fi renouvellement ci biir parti bi tànnal parti socialiste njiit ci kaw loolee Serigne Mbaye Thiam xamle na ñi ci parti bi bu ñu gisee ne doy naa leen ngir jiite parti socialiste bu ñu ma ko dénkee danaa ko jël doxal ko ni mu waree xam le ne it ne àdduna du yàgg ba parti socialiste di say ci biir APR loolee xalaatuñu ko sursoi nañu Serigne Mbaye Thiam nëbbatuwul nee na Aminata Mbengue Ndiaye li ko war ci parti bi mi ngi koy matal waaye intérim la woon te intérim bu nekk nag dafay jeex socialiste beneen bu ñuy ñaq-ñaqal di Alioune Ndoye ministre de la pêche anki dina kay nee nañu mareyeur yi ci réew mi ñoo ngi koy jëlal défense mbootaay gi jaboote mareyeur réew mi pêcheurs yi ak femmes transformatrices yi nee nañu li ñu bëgg moo di yàqkat yi nekk ci ginnaaw di tuumal seenu ministre Alioune Ndoye ak di gàkkalub deram nañu ko dakkal ni mu gën a gaawe li ñuy waxal Alioune Ndoye ci licence de pêche yëpp nee nañu dara amu ci la Sénégal ñu fay wax ne ay nit yu jiital seen intérêt bopp ñooy wër di yàq delub Alioune Ndoye ak di ko waxal lu amul ministre de la pêche Alioune Ndoye li muy def yëpp mooy lu jëmale nappum réew mi kanam waa grand place nañu ko am kuddu dool ak mareyeur yi ci réew mi li ñu jàpp moo di ay nit ñu bëgg a dundee napp gi Alioune Ndoye bañal leen ko ñooñee ñoo jug di yàq ab deram nee na ñu it li ñu naan état bi dafa jaay géej gi moo tax gune yi jël gaale loo ci mbëkk wutali bitim réew loolee waxi yàqkat la waxi naaféq la suur soit dolli ñu ci ne collectif gémb mareyeur yi ci réew mi pêcheurs yi ak femmes transformatrices yi seetal nañu seen ministre Alioune Ndoye ci coowal licence de pêche yi ba mu set wecc mbiri Bocar Samba Dièye mi ngi bëgg a leer nañ ubbi l'Observateur diggante jaaykatu ceeb bii di Bocar Samba Dièye ak banque bii di CBAO liggéey ba ca Cour suprême santaane woon noppi na la mu wane moo di Bocar Samba Dièye moo nekk ci dëgg banque bii di CBAO moo tooñ l'Observateur nañu moom jaaykatu ceeb bi di Bocar Samba Dièye ak kuréel gii di ACSIF ñoo ko xamle seen bopp démb fukkeet ak ñaar daanaka bi Bocar Samba Dièye ak CBAO nekkee ci ay ñool-ñool ay yéeg ak a wàcc coow li léegi tey mu jeex li ci journal Libération moo jeexali wax bureau de poste bu Dakar Étoile yéenekaay bi nee nañu ki ko jiite mu di chef de bureau ba moo vidé caisse ba mu ne pëng jox ko ab sëriñam sëriñ bi da ko waataloon ne ko dara du la ca fekk doo dem kaso waaye yàlla def na ñoom ñaar ñëpp ña nga ca kaso ba du bu nguur gu Sénégal ca bu gës woon du ñuy waxee mooy kàddu yi Moussa Baldé wàllu xibaar dina ci bokkit lu jëm ci xayma gi waa OIT joxe ñeel ñàkkum xëyum ndaw ñi fii ci Sénégal directeur général ANAMO àndul ci lu ni mel El Hadji Maodo Malick Mbaye sukkandiku ci li nga xamante ni mooy xayma yu tukkee woon daaw ci BIT bureau international du travail ci technique bi Abdoulaye Diop.
ñu tàmbalee xibaar yi ak jàppante yu mit yu am démb ci ngoon ca marché Ndindi ca Diourbel jàppante diggante takk der ak aji manifesté mu jëm ci wàllu opération sécurisation bu waa gendarmerie doon amal foofe am na ca ñoom benn gendarme bu ami gaañu waaye ñeneen ci askan wi di aji manifesté yoo xamante ni teg nañ leen fa loxo ndax ñàkk solu masque. ñu waxtaane njàng mu kawe meeg faculté science bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey jile amical étudiants yi fa ñoo dogal grève ñaar ci fan mu mel ni kon foofee wàllu njàng ak njàngale ma dina ca am ay lënt bokk na ca seeni jafe-jafe ñu ne la wër nay problème master gi ak it ñàkkum karange ci boobu faculté science ñu déglu ki yore seen wàllu communication ñoom amical étudiants yi di Idrissa Ndiaye ak Jo Maroun. Lundi à partir de 8h ñun dañuy dem directement droit au but c'est-à-dire dinañ dugg amphi bu nekk groupe TD bu nekk groupe travaux pratiques bu nekk ñu taxaw suñuy frères et suñuy sœurs yi nga xam ne étudiants yi ñoo leen di représenté ñu wax ak ñoom ci li nga xam ne mooy problème bi bu ñu paree njàng meeg njàngale mi yëpp ci faculté des sciences ñu arrêté ko pendant ñaari fan te ñetteelum fan ba ñu commencé waat ko dégluwaat administration bi xoolaat dina réagir waaw wala déet njàng du am faculté des sciences. mardi 13 octobre passé représentant wu étudiant faculté des sciences yëpp à savoir l'amical dañoo toog waxtaan ci lan ci li nga xam ne mooy problème yëpp yi nga xam ne étudiant faculté des sciences yi ñu ngi koy jànkonteel suñu master 1 yi nga xam ne ñoo nekk master 1 enseignement yi dañoo am ay problème ci seen njàng étudiants yi nga xam ne ñoo war a retourner licence 1 beeg licence 2 beeg licence 3 bi le retour dañ ko décidé woon mu graduel et que gis nañ ne pandémie bi fi mu ne xaw na avancé kon donc dañoo bëgg ñu réajuster emploi du temps boobu pour que étudiants wu licence 3 yi mën a ñëw mën a terminer bientôt seen année mais boo xoolee environnement faculté des sciences fi mu ne nii c'est déplorable ndax ni mu mel ñëpp xam nañ ko dafa ñaaw ba pare tamit faculté des sciences tamit dafa am insécurité ak problème yu bari ci loolu nag président de commission wu amicale bi ak président wu amicale bi yëpp dañoo déposer ay projet ci administration fac science pour que ñu mën ko mettre en application au niveau ci faculté boobu administration bi nag parewul pour accompagner ñu parewul tamit pour toog ak ñun waxtaan ak ñun ci loolu pour trouver une solution. ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi tontu Ousmane Sonko njiital Pastef mi ne woon lu jëm ci wàllu njiwam ren mi àndul qualité naka noonu engrais bi Moussa Baldé ministre agriculture ne loole xëy na ay njiw yu ne ci yoxoom la waaye du état Sénégal di joxe ca bu laajte woon gëstu bu baax du ñuy waxee moom jëwriñ ji àddoo ci jamono yi mu doon nemmeeku ab toolab basi ca Pointe Sarène Abdourahmane Diallo. mu ñëwoon tukki nemmeeku ci ab toolu basi bu toll ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti hectare joorin bi yor wàllu mbay mi di tontu Ousmane Sonko mi xamle ni jiwi ren ji dara baaxu ci Moussa Baldé. xaw ma fan lañ jëlee jiw ñoom wala engrais mais buñ ñëwoon ci ñun daal góob mosuñu ko góob. ginnaaw bu ñu rafetloo taxawaay joorin bi yor wàllu mbay mi béykat yi di wax yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel Rassidou Diallo moo yor kaddu ñi nga xam ne ñoom ñooy producteur yu jiw yi. suuf bi fi amoon nekkoon suñuy tool. nekk ci domaine national bi président Ablaye Wade daf ko jëloon jox ko SAPCO donc tey amatuñu fu ñu béy parce que loolu moo nekkoon suñuy tool ay arrangement lañ def ci ndimbalu autorités yi chef de village bi commune bi ak maire bi ak forestiers yi moom mooy tax tey jii ñu am lii di ko béy. ngir wàññi problème yooyu mairie Malicounda di xamle ni dina ubbi ay waxtaan loolu rek ngir mbéy mi mën a dox ci bërëb boobu Maguette Sène mooy maire bi. day ren jàppale lañ leen bi bassin bi yàqoo ñu defaraat ko ba mu baax ba mu mel na mu war a mel donc je crois que RESOP mi nga xam ne mooy liggéey ak ñoom def ak ñoom ay contrat pour ñu leen di defal semence ñu koy jënd dañ ci bokk waxtaan entre acteurs yooyu yëpp ñu xool ci ban anam. lañ mën a dugalee suñu loxo ci mbir mi pour que mu mën a gën a jëm si kanam. béykat yu nekkee Pointe Sarène di am yaakaar rek campagne yu njaayum njiw googu dina dox comme ni mbéy mi doxee ren RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane Sénégal xayma gi ñeel ñàkkum xëy ci ndaw ñi du 48% téeméer yoo jël ñeent fukki ak juróom-ñett waaye téeméer yoo jël fukki ak juróom-benn directeur agence nationale maison de l'outil ANAMO di Maodo Malick Mbaye ni waxee mu ngi ko wéer ci classement 2019 bu bureau international du travail xamle na ni ci wàllu kon ñàkkum xëyam ndaw ñi Malawi Afrique du Sud ak Kosovo ñoo ne ca bopp ba moom Maodo Malick Mbaye doon ñëwaat it ci li nga xamante ni mooy liggéey ak jéego yi nguuru Sénégal def ci fànn woowee maanaam joxam xëy ndaw ñi leerali Amadou Sabax Ba. Sénégal mooy ñetteelu réew ci àdduna bi nga xam ne ñàkkum xëy tar na fi loolu daanaka téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñetti amuñu xëy muy xibaar boo xam ne quotidien yu bëri biral nañ ko bay cité sax benn document boo xam ne mi ngi tukkee ci organisation internationale du travail waaye ki nga xam ne mooy directeur bu ANAMO agence nationale de la maison de l'outil di xam ne boobile xibaaru wérul Maodo Malick Mbaye. dafa am xibaar bu jib bu méngoowul ak dëgg bu wax ni Sénégal ci àdduna bi moo ñetteelu dëkk bi nga xamante ni fii la ñàkk liggéey maanaam ñàkkum xëy fekk baax ci 2019 nee na la dëkk bi nga xamante ni moo ëpp ay xale yuy chômé mooy Malawi te 28,7% la ñaareel bi nekk Afrique du Sud 28,7%
25,5%. nga teg ci Kosovo muy 25,6 ci ñeenteelu place bi Palestine 25,3%. Maodo Malick Mbaye di xam ne taux de chômage bi fii ci Sénégal mi ngi toll ci 16% wuuteeg loolu chiffre yi nga xam ne yenn taskatu xibaar yi avancé nañ ko. bu ñuy xayma tey taux chômage bi nga xamante ni mi ngi Sénégal 16% la maanaam téeméer yoo jël fukki ak juróom-benn ñoo amul xëy loolu nag dafa sori trop ak taux bi ñu leen wax ni 48% la. directeur bu ANAMO di fàttali rek ne ay jéego yu am solo yoo xam ne nguurum Sénégal mi ngi koy def jëmale ko ci li nga xam ne mooy formation professionnelle. am na ci agence nationale maison de l'outil fekk nañu fi ñaari maison de l'outil rek ñoo amoon bi ñu ñëwee def nañ ci fukk ak juróom te fukk yi ñu ngi dox fi ñu toll nii. Maodo Malick Mbaye di xam ne dafa war ñi nga xam ne ñooy pouvoir public yi ñu àddu ci mbir mi ngir leeral askan wi ci li nga xam ne moo soxal lii di chômage bi. jërëjëf Amadou Sabax leneen ci xibaar ak RFM réero ba woon diggante Mohamed Gassama journaliste ancien envoyé spécial bu RTS ci palais de la République ak kilifa yi ba tey ji loolee ginnaaw wàllu yoon fas na yéene génneb téere ñu fàttali ne ak dàqam 2016 la woon ne poste conseiller ambassade Sénégal ba ca France fas na ci yéene génne téere ngir daal wax ni nga xamante ni mooy ay dëggam ci moomee mbir téere bi 27 octobre lay génn mu ngi ko duppee le mérite s'étouffe Cheikh Sidou Sila ci Paris ci leeral. Le mérite s'étouffe mooy titre livre bu Mohamed Gassama binde te mu nar a génne le 27 octobre buy ñëw ni si bonne foi yi jot nag journaliste bi dafay tuumal ñaari nit Mankeur Ndiaye mi nekkoon ministre des affaires étrangères ak Bassirou Sène mu nekkoon ambassadeur bu Sénégal fii ci France nee na Mankeur Ndiaye moo décidé licenciement bi Bassirou Sène moo ko def Mohamed Gassama dañ ko licencié woon pour motif économique en 2016 waaye nee na pourtant bi mu demee rek continué nañu di def ay recrutement nee na Bassirou Sène ci la placé doomam ci service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger belle-sœuram ak doomam moom mu placé leen ambassade Mohamed Gassama nee na aussi poste de conseiller de presse bi mu doon occupé supprimé wuñu ko ndax dañu fa teg ku ko wuutu juste bu mu demee Mohamed Gassama yokka ne lenn moom xam na ko bu nangu woon jël carte APR kenn du ko licencié bu ñu ko laajee nag lu tax mu bind tey livre bi lii la tontu. du pour justifier dara dañu bëgg rek comme ay intellectuel la ñu bind bokk ci ñi bay fi ay traces écrites nga xamante ni ñi nekk tey ak ñi ñëw ëllëg gannaaw ëllëg ñu xam li fi xew loolu rek a tax. Mohamed Gassama abordé na aussi yeneen question yu wute ak licenciement bi par exemple nga ñi na liggéeyu directeur général RTS nee na ko mu fexe ba parti politique yépp mën a génn télévision nationale ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Sila RFM. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee diggante opérateur économique bi di Bocar Samba Dièye ak kërug koppar gi di CBAO am na ñaari lépp expertise di gëstu ci wàllu xam-xam boo xamante ni Cour suprême moo ko sàkku lu woon jox na dëgg ci xibaar opérateur économique bi loolu nag di xibaar tukkee ci Famara Ibrahima Cissé mi président association Kidiane ak sociétaire yu banque kërug koppar yi Sénégal moom nee na am na kayit buy firndeel ni Bocar Samba Dièye ci boppam dañu ko daal di njublang gi nag joxuñ ca ñenn ñu may këru koppar gi CBAO Famara Ibrahima Cissé ñu teewlu kook Amadou Sabax Ba. tribunal njëkk na jël expert ne ko nag càmbar mbirum kaalis bu dox ci diggante Bocar Samba Dièye ak CBAO expert bu njëkk ba wax ni bu ñu bëggee dëgg Bocar Samba Dièye moo am dëgg ci CBAO ne expert boobu dafa far ba ñu kase expertise boobu dossier bi nekk cour suprême ne balaa maa juger il faut que ma jël tamit avis expert tànn beneen expert kooku liggéey bi xamal leen dëgg bi mu ngi féetoo ci Bocar Samba Dièye ñun ACSIF yàgg nañ ko wax 1000 experts yu sérieux buñ leen jëloon ku ci nekk def liggéey bi fa nga toog te yàlla rek a tax amul benn sikk sakka ni ñoom ñëpp ñooy bokk même conclusion muy Bocar Samba Dièye ci question bi moom moo am dëgg lii nag di wone ni Bocar Samba Dièye dafa nekk victime sàcc wuruj dëgg sërëxal bi nga xam ne kenn xamul fañ ko complot bi fañ ko tëggee ñun ACSIF ñu yaakaar ni justice bi nga xam ne ñun lañ koo gëm mu am ay jigéen ak ay góor yi xarañ jàng valeur am éthique dana ibbi bëtu sénégalais yi xamal leen ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi toog ñoom ñëpp di xaar résultat bi ni dëgg bi ci côté Bocar Samba Dièye lan il faudrait que sénégalais yi xam ni mbirum cat mbirum wurit mbirum dëgg sërëxal yu ñuy dund ci banques yi tey jàpp naa ni bu justice tranché ba ñëpp xam dëgg fu mu féetoo système bi yëpp dina changé.
xibaaru suba seeg RFM ñu waxtaanee gàmmug ren gi gane si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre lay doon xalif bu tedd bi ca Medina Baye di fàttali taalibe yi seen wareef ci wàllu fàggandiku gi ñeel mbas mi dañu ciy déglu porte parole bi Medina Baye sëñ Cheikh Mahi Cissé ak Ibrahima Diamé. gis nañ ne Covid bi demut fenn waaye nag dund bi taxawut nit ñaa ngi dund seen dund kon naka la ñuy gàmmoo ba pare moytandiku lépp loo xam ne ni mun naa lor ndax wér gi xéewal la ñi fexe ba gàmmu sàmmanteeg wér gi moo tax képp koo xam ne yaa ngi ñëw di jublu si Medina ngir ñëw gàmmu si ngir ñëw ziyaare si ngir ñëw jokkoog sa pays sëriñ li nga xam ne moom lay njëkk a dénkaane nga xam ne sëriñ bi daf ci insister waxtu wu nekk mooy nit ñi nañ sàmmanteeg discipline mbas mi am na lu mu laaj am na discipline yi nga xam ne moom la laaj loo xam ne jamono laaju ko woon nit ñi sàmmanteeg masque yi sàmmanteeg distance yi sàmmanteeg gel yi rawatina ci barab yi nga xam ne nii barab yi buuxante la doon nekk ñi fexe ku ci nekk rek jàppal ne yow yaay ki nga xam ne yaay tax buuxante boobu ak lorante boobu. yu tukkee ci ku tedd ki sëñ Cheikh bu xalifa bu tedd bi ci Medina Baye jëm ci taalibe yeeg li leen war nekk fagaru ñeel mbas mi ci kaw guddik ngën gi mbindeef alxamis incha allah ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre lay doon dinañ ko màggal ci Medina Baye ñu wutali bitim réew ak gi ca Guinée Conakry ak suñu ndaw foofee Barthélémy Ngom Barthélémy ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Alaaji Assane Gueye. jërëjëf Barthélémy jokkoo bi li ko waral élection présidentielle ca Guinée Conakry dimanche démb ji askan wa wote ji jamono yi lan mooy xibaar yu mujj ñeel yooyu wote yi démb. xibaar yu mujj yi bi mooy daal ñu ngi continuer dajale li nga xamante ne moo di résultat yi mais jàpp leen d'emblée ci résultat ci li nga xamante ni jot nañ ko am moo di ne Alpha Condé muy président sortant bi dafa perdre soutien am ci ay bastion traditionnel am yu bëri maanaam fi nga xamante ni seetlu nañ ne foofu dafa daan gagné ci élection bi daf ko perdre muy nag situation boo xamante ni daal situation bi dafa xaw a volatile ci réew mi ni ñu ko mën a waxee ci français waaye Alpha Condé bokk na ci li ko gën a affaiblir bokk na ci ay atam ndaxte fi mu ne nii mu ngi toll ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar ak bilan boo xamante ne également guinéens yu bëri ñu ngi koy contesté ki nga xamante ni mooy Cellou Dalein Diallo di principal opposant bi moom dafa mel ni mu ngi ci posture bu xaw a favorable xaw ma nag ndax second tour la ñuy dem wala victoire premier tour mooy am mais loolu lépp daal résultat yi nga xamante ne jotagum nañu ko dana firndeel na ne Alpha Condé tat na ay bastion traditionnel am yu bëri li ci leer mooy ñu ngi déglu seen i fi ak ngoon dinañu xam premier résultat officiel yi nga xamante ni commission bi saytu élection bi dinañu ko yeggee bu boobaa nu mën a xam exactement parce que même démb si guddi sax jusque tard dans la soirée ay ñooñu Cellou Dalein Diallo yi dañu génn ci mbedd mi di crier Cellou président di jubilé mais yooyu yëpp xëy na kii la mënaguñu wax ne gagné nañu mënaguñu wax ne perdre nañ dañu toog rek di xaar résultat yi nga xamante yu officiel yi nga xamante ni moom mooy tukkee ci commission électorale bi mais d'emblée jàppale ne bastion traditionnel yu bëri yu Alpha Condé moom président sortant bi ñàkk na ko Assane Gueye. Barthélémy ci wàllu dëppër ñib xob yeeg yeneen bu nu ko xaymaa démb ak léegi amul ay incident rëq-rëq wala jafe-jafe lu nu noté lu waroo ak li war a ne ci organiser élection. non ba fii amul woon benn incident jusqu'à hier amul benn incident bu ñu fa nemmeeku wax dëgg neex yàlla voté nañ ci jàmm dépôt bureau kii di bulletins yi ñu acheminé leen au niveau de la CENI parce que CENI bi mooy def comptage bi mooy compter kii bi bu paree doog a wax résultat mais processus boobu yëpp daal amul benn incident bu ci nemmeeku voilà li ci ñëw bees kay mooy li nga xamante ne Alpha Condé perdre na yenn endroit yi mu daa gagné ak it ay ñooñu Cellou Diallo yi nga xamante ni dañoo génn démb ci guddi doon crier victoire. jërëjëf amul benn incident wax dëgg neex yàlla ñaan yàlla nag mu wéy ci réew Assane Gueye. amiin jërëjëf Barthélémy Ngom di envoyé spécial bu RFM ca Guinée Conakry ñuy ñaan ni nga ko waxee jàmm jooju wéy ca sunuy dëkkandoo yu Conakry ci it di taaxirlu kon commission bi ñu dénk dippar ñi ak wàññam xob yi mu joxe li résultat yi ñeel moomeem réew ci kanam tuuti ñu ñëw ak yéen ci wàllu sport bi.
Hadj Youssouf Bodian la nu ci àndal maa ngi lay ziar Youssouf. di la delloo ziar xayma sam. football bi xam nañu date yi nga xamante ni moo soxal match officiel yu Sénégal. gaynde yu Sénégal Guinée-Bissau la ñuy dajal le 11 novembre match aller bi ca stade Lat Dior bu Thiès match retour bi ca Bissau ñetti fan ci ginnaaw si kon le 15 novembre di ay match kon yu bokk ci ñetteel ak ñeenteelu bëccëg seg yi jëm ci CAN Cameroun 2022 Sénégal ñaari ndam la am ci match yu njëkk yi ba tax na moo jiitu ci groupe boobule xam nañ tamit date ñu jàpp ngir door qualification coupe du monde Qatar 2022 journée bu njëkk bi ak ñaareel bi le 31 mai ak 15 juin 2021 journée bu mujj bi ci wàllum poule yi le 12 octobre lay doon 2021 fukki équipe yi génn nekk ci bopp seen groupe yi ñooy daje ci ay match de barrage diggante le 8 ak le 16 novembre 2021. ñu waxtaanee Lyon di gaynde football yu Sénégal yi ak seeni xibaar yu leen soxal ñu nekk ci championnat Europe yi. ca France lañ koy dooree ak Strasbourg Habib Diallo matcham bu njëkk mu dugal pour Strasbourg ci kanamu Lyon waaye dañoo daanu ñaari bal ci ñett Bingourou Kamara di gardien international sénégalais moo góoloon contre Maroc moo nekkoon ci camp yu Strasbourg kon ñu ñàkk ñetti bal ci ñaar Opanguet moom it dugal na pour FC Metz ñu def match nul ak Angers bu Sada Thioub 1-1 Sada Thioub dugg ci ñaareelu période bi Opanguet passe décisive bi tax kon mu dugal ki di Mamadou Lamine Gueye moom moo ko jox nekkoon titulaire ci match boobu Pape Ndiaga Yadd moom it dugg na ci ñaareelu période bi xale bi di Pape Matar Sarr moom bi mooy gulet mu bokk ci groupe Metz bi waaye ci banc bi la nekkoon ñu fàttali ni samedi Sadio Mané dugaloon na ginnaaw bi mu ñëwaatee ci compétition bi ak Liverpool ñoom dañoo def match nul ak Everton 2-2 ca Belgique Crépin Diatta dugal juróomeel biom ak FC Bruges ñoom dañoo def match nul tamit seen diggante ak Standard Liège ñu jeexale ko ak Pape Ibnou Ba mi nekkoon kon attaquant ci Linguère ak Stade de Mbour ci Ligue 2 bu France moom dugal na bi bu njëkk bu ñoor bi daan kon Caen ñetti bal ci dara. ci Afrique football nañu demi-finale aller yu Ligue des Champions. club yu Égypte daanaka ñoo daan club yu Maroc démb Raja Casablanca moo ñàkk ci kanamu Zamalek benn bal ci dara international marocain bi di Achraf Ben Cherki moo dugal bu égyptien yi samedi Wydad bu Casablanca moom it ñàkk na à domicile digganteem ak Al Ahli bu Caire ñaari bal ci dara attaquant sénégalais bi di Aliou Badji nekkoon attaquant bu Casa Sport moom muy nekkoon ci banc Al Ahli bu Égypte ci côté marocain yi ancien international bi di Moussa Ndaw nekkoon suñu consultant moom it mu ngi yoon ci banc bu wàkk nekk kon entraîneur adjoint Assane Gueye. ñoo del si Sénégal ca Kaolack ay sportif yu mere ba futtuñu ne ñii di élus locaux yi. nee nañ kon ba fii mu toll nii gis ñu benn jéego bi ñu def ngir daal di jàppale sport bi ngir mu sukkaliku foofule ca Kaolack ñu jàpp ni kon amul benn politique sportive boo xamante ni tëral nañ ko ngir ñiy def sport daal di gis seen bopp comité la ñu sànc comité de gestion pour la défense des intérêts du sport de Kaolack ki ko jiite Abdé Achlé Wuyo ci micro Ibrahima Diamé. li waral loolu mooy manque de moyens d'abord amuñu ay infrastructure bu Kaolack bi mu nekkee Kaolack ba léegi benn stade fi nekk amuñu ay terrain multisport pour handball beeg basket bi dara nekku fi gannaaw loolu yi tamit Kaolack yu bëree bëri yi nga xam ne am nañu tuuti moyen dañoo won gannaaw Kaolack ñi nga xam ne ñoo fi nekk di góorgóorlu ñoo jéem ci liñ mun loolu bokk na ci li nga xam ne kii bon donc amuñu moyens yu bëri yi ba pare wëlbatiku amuñu ay infrastructure wëlbatiku buñ ci boolee loolu yi tamit nga gis ne comme ni ma waxee rek ñi nga xam ne ñoom la ñu seexal ñoo jiite ñu te jël suñu argent contribuable yi dañ ko def second plan boo waxee ñu ne de priorité lii Kaolack nekk metti la leen parce que dañu mel ne dañuy dimbale alors que sport ak culture kenn mënut a développer réew wala dëkk te jéemoo ko soxali parce que xale yi nekk ci Kaolack yëpp mën naa wax ne suñu loxo lañ nekk mën naa wax ne xale yëpp dañuy sport wala ñu culture mbaa ñu nekk ci yeneen discipline kon nag ñoom seen warugal moo nekkoon ñu ñëw jàpp ci fi pour Kaolack pour ñu am mos loo xam ne mën nañu honorer ndax lii gàcce la ci ñun lu dañuy Sénégal ñu dellu gannaaw nekk ci gannaaw ba pare suñu njiit ak suñu kan soxalu leen loolu bokk na ci li tax affaire bi demoon. Abdé Ath moo jiite comité de gestion pour la défense des intérêts du sport ca Kaolack Radiassane fi la ñu yem. jërëjëf Youssouf Bodian ñu yegg seeg mbokk yi ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaar fukki at gannaaw bi mu defee exposition bu njëkk jégleel ko Mor Lam mu jëlee ko ci téere bi Birago Diop bindoon Madeleine Devès Senghor mu ngi andiwaat beneen exposition ci même thème bi waaye bi la yoon exposition virtuelle maanaam internet la ko jaarale ndax mbas bi ñuy dund jamono yi exposition boobu mu ngi koy tuddee OS 2 mu ñuy leeral lan lay tekki. maanaam os mooy yax maa ngi liggéey ak yax yu nekk dama présenté ay
ay sculpture ak ay yàq boo xam ne dama leen trouver sur la langue de Barbarie par exemple à Saint-Louis am na benn sculpture boo xam ne maa ngi ko construire ak osso dauphin maanaam espèce su jën bu mag boo xam ne day tëb dans ci géej am na colonne vertébrale maanaam yax bi bu mag bi nekk ci biir maa ngi doxantu sur la langue de Barbarie tase ak moom et puis sama esprit di commencer di yëngu ma construire benn sculpture beneen bi benn yàqu tànk gëlëm tu vois dama leen gis comme ça ñu nekk comme ça ci sama doxantu dama tase ak ñoom et sama imagination di ci génne ay œuvre d'art loo xam ne dañ ko waroon sànni surtout ci mbali dañ ko waroon sànni mu disparaître kana ak art boobu dañ ko joxaat beneen mu dundaat mel ni day dundaat. tey jii nag xam ngeen ni question environnementale bi dafa am solo ci àdduna bi yëpp loolee waral artiste plasticienne bi lee jàpp ne nag tey jii la démarche artistique am gën a am solo. exactement man ba tey waxuma environnement justement dama bëggoon mu jógee ci yéen parce que justement loolu contribution la ci environnement ci bañ sànni loo xam ne mun nga ko utiliser waat mu dundaat nekkaat beneen ki loolu day gën di avancer day gën di dox et ça kontaan na parce que moo nekk véritable base wu sama liggéey. exposition bi tàmbali na ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre gi lee weesu mu war a wëy ba fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi ñu dëgmal. actuellement on est dans une causation ku nekk toog këram di tëju léegi exposition virtuelle boobu def la jox occasion yeneen yi gis sa liggéey et puis am na nit àddina yëpp mën nañu gis sa liggéey tu vois te en présentiel mënuloo ko am loolu. ci agenda altine gi nag jàppale ni kii di Daddy Bibson dina siwal albumam bu bees ab album spirituel bu mu tuddee Insa Ibn Mariama ñu xew-xew bi ñu jàpp ko bu 17h jotee ca maison des cultures urbaines bu Wakam fii ci Ndakaaru fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel aada yi di leen jaajëfal ci déglu bi. jërë ngeen jëf gise bi Macky Sall gise ak ñooñam xëy nañu ko gis yéenekaay yu bari ñu xëyandool ubbi l'Observateur keroog samedi ji weesu président de la République Macky Sall dafa dalal ca palais ba député yu Benno Bokk Yaakaar yi